genre ornement yi xam nga ma exposé foire 2016 Fiara ay ginaar ma gis fa benn jeune mâle mu attiré ma mu nekk jeune mâle bu ma neex ma laajte pédigré ma te ba ma koy laaj pédigré bi sax ma nga laaj papa bi taxaw mu ne effectivement yaay ji ñoom ñoo ko jaay ñoom Cheikh Diagne boobu sama grand gis añ mu ngi yar xar mais boobu amul woon mâle te élevage fii d'habitude mâle moo lay lancé xam nga ma woo ma ne ko gis naa jeune mâle boo xam doy na boo ko dugalee dina améliorer sa élevage mu ne ma waxaale ko ma waxaale tegu si baat ma waxaale ko ba jubóo gars yi si kàddu mu ne ma dama koy jënd ma gars yi ñu tënk mu jeex mu jël temps weekend bi jot mu jóge Ndar ñëw xool ko ñu d'accord mu jox leen avance jeune mâle bi màgg maag moom ñu ànd jël ko fële BC Cheikh Diagne Touba Ladoum muy Bagdad chaque mois du ma toog lu ëpp 1 mois te daw ma Ndar suivre ko xam nga moom it mu nekk koo xam mun na téye xar doxewul lenn saa bu ñëwee Dakar bu ñu xëyee suba dañuy dem ba heure añ ñu ñëw añ buñ paree naan ataaya julli tax sax demaat nekk si xar yi ba guddi chaque fois ñu koy doxalee noonu ñu nekk tamit di suivre di améliorer muy améliorer yenn famille yi téye mâle bi tamit teg ko fu mu ko war a teg ba xar bi yàlla génne ko mu taxaw ko ba mu nekk jeune mâle mu ñëw jeune mâle confirmé nekk xar bu rafet si la commencé publier après xam nga rek par la suite li ci am ci mu nekk mâle boo xam ne mu gën a marqué parce que nombre de titres yu mu am waxuma la jafe na de mais xaaj bi sax yombul pour mâle am ko fi si élevage bi te loolu dafa rampé xar boo xam ne la dafa rampé foire bu ñu dem dañ koy pare pour dugg dawuñu combat xam nga léegi nag après si laa gis benn tëng benn sachilon ak Birahim ba may recruter Issa xar moom laa ko njëkk a jëndal muy Denis yaay roi Arthur ba mu ñëwee Arthur juddu fi nekk mbote bu ndaw moom mu doon waaj a voyagé ne ak xar bi dafa tuuti quoi boobu xamagul sang bi li ñuy def mën na ko ñi buñ nekkee mbote dañuy ndaw après mu dem ñëw ma topp si xar bi rek topp di ko toppatoo mu dem ñëw gis xar bi changé mu ne ak kii est-ce que moom Youssou ñu waxoon ba mu nar koy jaay ma ne ko non xar bi nañ ko téye ma téye ko ak système bu may téye xar teggu ma si dara bu mel ni mu war a ban système ngay téye xar non xar xam nga rek man maanaam régime bi benn rythme laay téye du ma def lii tey suba ma def lee wala ma dem kër éleveur gis ne lii lay xonte ma koy forcé non non man sama xar rythme du ma ko teg ba mu jikko boobu laay continuer du ma ko changé waaw moom it mu wóolu ma su may jënd xar su ma waxaale woon xar yenn prix lu mu cher bu dee 5 millions bu koy yëkkati daf ma koy jox ñooy ànd ba ñëw fu ma war a fay mais du nangu taxaw fu ma koy fayee day yëkkat ne ma am demal nga fay maanaam loo waxaale rek Issa da lay jox te du la topp du la vérifier non non lu ma waxaale du ma vérifier du ma topp daf may jox xaalis bi ma dem fay andi damay waxaale xar ba jënd xar te du ko gis yaay Arthur noonu laa ko jëndee gisu ko beneen doomu Bagdad bi tamit mooy boobu dafa dem tëbu si Tafa Diop mais boobu tamit ba ma koy jënd tegu fi yaay Ama tamit noonu xar yu bëri maanaam daf may jox ma dem jënd te du leen gis mais yow da baax naka ngay dundee ak Issa ak ban comportement nga am ba mu lay jox ay millions Issa baax na waaye tamit war ngaa taxaw ab seetlu ci yow de ban comportement nga yor ak nan ngay nekkee ak lan mooy sa gëm-gëm ba tax Issa du la contrôler xam nga man laa gëm nit bu dee même yàlla ñaar dërëm la wërsëgalee ñaar dërëm boobu na la doy ndax ñaar dërëm boobu moom la yàlla def mu doon ay millions wala mu doon ay milliards bu barkeel man xooluma li nit am dangay xool li ma sama ñàkk di jox ma jël ko tey munoon naa rëy ne jàng naa ba am benn niveau du ma fi nekk di téye ay xar mais xar yi passion la te terangaan ci ñi ci am ay millions gënuñu ñu xam xar gënuñu ñu ñeme investissement waaw moom mu ngi def investissement yu mu war a def xam-xam baa ngi fi toog xam nga passion baa ngi fi lépp a ngi fi xar yi début bi qualité bi demee woon noonu mais après ba mu ñëwee ñu toog programme mu ne fii laa bëgg toll si élevage dama ne ko daa am niveau xar yoo xam ne boo buggee toll yenn xar yi duñ la fa yóbbu foo ñu def élimination ba ñu éliminer na xooluñu prix dañ doon bazaré rek ci foofu la ñuy ñëw duggee ci biir xar yi ndax bu njëkk niveau bi demeewul woon noonu léegi nag macha allah niveau bi yéeg na xam naa ni mbokki auditeurs yi ñu ngi ñuy déglu ci groupe whatsapp yi ak ci telegram yi partout dans le monde
ñun ñu ngi fii ci Pikine waaye gars yi ñu ngi yor seeni téléphone fu ñu manti toog di déglu lan moo am fii ci bergerie bi nga xam ne Issa moo ko moom borom Roi Arthur bergerie Modou Mballo Seck nekk fii ci Pikine waaye dafa am benn xar boo xamante ni yaakaar naa ni dugal nañ ko ci biir daara ji élevage ndax liggéey bi dañ ci ànd ak groupe WhatsApp yëpp ak telegram yi waaye groupe bi nga xam ne mooy groupe principal bi mooy daara ji élevage mooy groupe principal bi xar boo xamante ni dañ ko dugal ci biir groupe bi mu rafet lool xar bi ñu dugal ci biir groupe bi kan la ak ku ko jur. xar bi mooy moustache si bergerie bi la juddoo papaam doomu Merlin la yaay ji doomu jàmbaar la jàmbaar bu docteur ne sama bat leen bi papa yaay ji mooy doomu jàmbaar papa ji doomu Merlin moom si bergerie bi la juddoo mu ngi juddu le 31 janvier 31 janvier bii di ñëw lay am 24 mois incha allah. moom jot na fee jur wala juragu fi. waaw moom am na fi benn porté ay jumeaux benn mâle ak benn femelle instant yi dafa porté waat ba sori Arthur moo koy doog a tëb nii. Cherif Sané gis nga femelle bi nga xam ne dugal noonu ko ci biir groupe bi naka nga gisee femelle boobu. waaw macha allah gis nañ ni femelle biy dugg di moustache su ma juumul femelle la boo xam ni dayom moo lay njëkk a impressionné ak lii di fàllare am na loo xam ni takk-takk boo xam ni am na ko bindoo na ko muy loo xam ni man dama koy wër si femelle muy fàllare bu yaatu ak bopp bu rëy am corne yu dégagé macha allah tey ma dégg ni mu ne am na ay porté ma koy laaj lan moo waral mu am plusieurs portées ngeen fas yéene kaa téye ba léegi man sama question mooy loolu. waaw élevage bi chaque jour dañuy ne sa gétt da ngay amélioré te amélioré gétt lu si gën a neex nekkul produit yi nga jënd rek ñoo war a ñëw tout le temps di nekk sa gétt boo jëndee produit nga andi femelle yor sa mâle boo leen croisé da nga ciy téye base de femelle yoo xam ne ñooy mun seen parents yi tey looloo tax moustache bi suñu produit brut la fi la juddoo am benn portée la fi amagum te nekkul woon Arthur moo ko tëpp moo tax instant bi Arthur lañ ko croisé te si gétt gi lañ koy bàyyi waaw. macha allah. doon jur kat wala lan moo tax. waaw femelle boobu lan moo tax ñu fas yéene ko tey si bergerie bi la juddoo en plus xale la benn portée la amagum kooku instant yi mënaguñu xalaat sax di ko génnee faaw ñu xool ko ba si kanam waaw. macha allah xale la te fii la juddoo waaye dañ la dugalaatal beneen xar femelle bi kan la nu mu tudd ak fi mu bokk. femelle bi Bousso la côté bi yaayam ak côté papaam yëpp Gandhi la ndax Bagdad bu Jean-Pierre mooy papaam yaay ji doomu Ourazi moo ko jur Ourazi Gandhi waaw. moom jur na fi wala juru fi. waaw moom njëkkoon na fi am premier portée 2 femelles par la suite Issa jox ko benn xaritam waaw mu juróon ay doom yi yéeme ak Roi Arthur après si la tegaat mu jur benn jeune mâle bu am avenir. ana jeune mâle boobu. jeune mâle boobu mu ngi ci biir box bi waaw. Pape Thiam naka nga gisee femelles yi nga xam ne ñu ngi koy commencé dugal di doon ay femelles mànd yoo xamante ne macha allah nekkul ci bergerie bu taw. waaw macha allah Mbaye boo xoolee femelle bi nga xool bind bi xool taxawaay bi bu ñu la ne laal na ci Gandhi doo ko weddi parce que boo xoolee patu tànk yi ak autour bi rek dinañ wan ne njoolaay bi moom mun na ko jëlee ci maam Gandhi mais man dama koy laaj ni ko moom vision yi mu am comme ci croisement yi moom vision boo xam ne da ka jàng la wala vision boo xam ne moom da ka tarbiya parce que gis nañ ni topp nag kii di maamu kii di papay Roi Arthur muy Bagdad ba tey indi fi Roi Arthur vision boobu noonu la moom lan moo ko may. wax dëgg yàlla élevage comme ni ma koy waxee rek mun nga jóg fekk sa papa di yar fekk sa yaay di yar mun nga bañ a am passion bi mais bu jëlee am passion après li des mooy tarbiya bi te élevage dama ko tarbiyu te man xar du ma ko recruter n'importe comment. man xar giir gu baax laay jënd mais du ma gis benn xar juux rek mel noo xam ne waa famille kenn melu ko ma koy recruter wala may jënd doomam man su may jënd damay jënd lignée bu baax li ma soxla nekk si côté yaayam ak côté papaam yëpp loolu taxoon ma Arthur bi ma sonn ci moom xam ne bu ma ko jëlee bu ma si amee maal
day mun papa ji si côté wàllum LCS moo tax ma jël ko tey femelle yi fi nekk yëpp ba ma leen di jënd majeure partie bi dama xool critères yi nekk si lignée ñoom Arthur ma xool yële xam ne su ma leen boolee dina su leen boolee couragement la te dina andi leneen dina yokk du wàññeeku man lu may dugal xar bu ma mënti dugal si élevage damay dugal xar boo xam ne du yokk du wàññi samay xar da leen di yokk wala mu yokk leen mais xar boo xam ne day ñëw stagné loo samay xar wala mu leen di dagg wet wala benn affaire loolu du ma ko dugal samay xar benn te xar du ma ko jëndee benn critère njool na dama koy jënd non non. ñaata critère ngay natt ci xar pour dugal ko sa kër. tey lu mu dee critère majeur yi dina si yor ñaar yeneen yi ñu jëm ko concordé ak femelle yi. lan mooy critère majeur. maanaam xar man LCS laa si gën a taamu ak doole waaw hauteur bi c'est en dernier ndax hauteur moo gën a yomb liggéey si élevage waaw mun nga dugal benn maar bu am hauteur mu jur sa xar yëpp yëkkatiku te loolu expérience bi am naa fi ndax doomu Moussa Wade bi ñu yoroon dafa am hauteur dafa def tour doomam yëpp a njool tout le monde mais LCS moo gën a jafe ñoom LCS moo gën a jafe si élevage man loolu laa gis ak puissance loo xam ne daf commencé rap ndax gars yi léegi beauté lañ jiital boobu damu fano macération yi dafa commencé baissé léegi si xar yi. macha allah macération yi dafa commencé wàcc ci biir càmm gi comme moom dafa am ay critères yoo xamante ni daf ko gëm pour si càmm gi waaye yaakaar naa ni tamit dafa am beneen mbote buñ la dugalal ci biir daara ji élevage. yaay doomu merlin la dañoo jël merlin teg ko si doomu avenir bu jigéen mu jur femelle. merlin bi nekkoon ci Pandaw. waaw merlin bi nekkoon ci Pandaw mu jur femelle boobu ñoo ngi ko recruter ba mu nekkee mbote man mii maa ko jëndoon maa Issa moom benn doomu avenir lañ jëndandoo woon xam nga moom ba mu ñëwee mbote la woon ñu teg ko ba màgg boobu at yi mu ngi nekk jeune mâle ñu croiser leen si la jur mbote bi waaw. ci la jur mbote bi mu doon mbote boo xamante ni macha allah dafa rafet lool waaw. maa ngi lay defaral. xam ne daara ji audiovisuel ñoo ko moom waaye duñu sori ci xar yi dañuy pause tuuti jox ki nga xam ne mooy docteur Niang mu yëkk ci ay kàddu comme dafa nekk ci yoon ndax moment bi tey la ñuy def seen tirage ca box yi nga xam ne foire bi war a am 4e édition bi nga xam ne war naa am fii ci Technopole kon docteur Niang ñu ngi lay jox kàddu gi nga nuyoog mbokki éleveurs yi. mbokku éleveurs Sénégal yi maa ngi nuyu di leen ziar te jéggulu nag ci li ma nar a def mooy génn te heure bi jotagul c'est parce que dañoo envisagé woon depuis un mois wala un mois et demi ni le 3 décembre dañuy am benn tirage de box diggante bi nag ku ne xam ne ne jàngoro bi yëg ak si na foo xam ne mën na am foire du war a mën a nekk mais dañuy def tirage de box ku ne am sa numéro comme ça bu mas mi jeexee rek semaine bi sopp du am assemblée du am réunion du am dara dañuy dem directement ci chapiteaux yi daal di foire yi donc moo tax ñu bëgg suñu programme bëgg ñu koo fausser moo tax mu naqari ma trop tey jii sax pour ma ñëw yàlla xam ne dama malade mais mënu ma ñàkk bay ñëw parce que Issa dafa nekk ku baax ku yaru parce que li gën a jafe Sénégal mooy actuellement yaru nit ki bu amee lu mu yaakaar mën a assurer boppam aña reer a ndékki ba pare yaru dafa jafe te loolu nag dama ko gis ci élevage laadum li ñu naan élevage laadum noble moo koy def mooy loolu ñi si nekk ñëpp ay kilifa lañ mais ñi ñëpp dañoo oyof comme ni xar oyofee noonu la oyof amuñu problème waaw vraiment maa ngi mbay balaay maa ngi lay ziar di nuyu invité ñi fi nekk ñëpp ñi fi ñëpp président Pape Gueye ngi fi xam naa leen Mame Balla Diagne donc doomu ndeyam ba Tafa Diop waaw suñu waa cercle des éleveurs waaw yëpp kontaan naa nag parce que dañoo ñëw en masse bi ma ñëwee dama kontaan Moussa Yar ñu ngi lay ziar donc Bassirou Diop bi Abdou Fall ñu ne fii ñëpp ci ñun lañ bokk kon Isaka aussi ñëw ci ñun l'année passée mu ñëw vraiment jël trophée espoir bi ak vraiment ñëw aussi ku xool xar mi aussi vraiment man ñëw naa fi yaa samedi passé mais dama ko xool dama kontaan kon moo tax ma ne woon rek naa fi aw sargal leen te Abdou Aziz aussi ñu koy da baax mi itam li mu fi wax vraiment dafa am solo ndax jàng ba pare effectivement nu ngoo tarbiyu sa mag mu nekk ci kaw nga nekk ak suuf lu jafe la te ma xamal leen élevage bu leen kenn nax xaalis ak alal rek yoru ko il faut ngeen di bàyyi xel xale yi yor xar yi ñoom moom xar yi yéen bu dee 100% la 60% yi ñoom ñoo ko yor moo tax ñun suñu association boo xoolee di première édition bi dañ ni duñ décorer éleveurs yi dañuy décorer ñu yor xar yi première édition bi dañuy jël ñaar ñu bokk si ñun ak 3 yu bokk ci sepp décorer leen
Adama Ndour ay ñoom El Hadj Ndiaye El Hadj Niang ñëpp décoré nañ leen chaque mais ren nee na Abdou Fall kii daal vraiment ñu ngi waaj fois ni ma déggee mu wax ñaar ñi nga xam dañu koy jël sunu association nañ ñaan yàlla ñu bokk en tout cas man dinaa ko proposé mën nañ ko rejeté nag waaw parce que man damay proposé rek moom ma yëf yi mais man dinaa proposé que ñun ñaar lañ si am mu bokk si ñett yi nag moom ci biti lay nekk mën na nekk Touba mën na nekk Saint-Louis wala Ndar en tout cas kon Aziz dama ko xam nag chaque jour day ñëw cabinet ba 3 fois par semaine ak monsieur Bamé toog ba keneen ki anam sax ba waaw donc maa ngi leen di ziar bu baax di leen félicité di bëgg ngeen jàpp seen xale yi yor xar yi xam ni ak seen jabar ñi am na ñoo xam ne yoruñu ay employé mais seen jabar ñi ñoo yor xar yi ngeen leen di bàyyi xel xam ne bu doon yéen la rek du sotti di leen décorer di leen defal ay xéwal yoo xam ne léeg-léegi nga jaay xar am sa nangam même bu doon sax 25000 wala 10000 ni ko am jënd foofu nangam day tax ñu gën a sawar maa ngi jégalu jaxasewu ma nag ak booyu xar yi mais loolu lu ma dund ak ñoom la parce que maa leen gën a jege nag man maa leen gën a jege borom xar yi man borom waaw en tout cas daal maa ngi yem foofu parce que émission bi Issa la donc vraiment ñu ngi ñaanal élevage bi tam investissement bu mu ci def vraiment yàlla def si mu am si lu ko ëpp vraiment ku yaru la yaayam aussi fekk naa fi ko roog vraiment muy koo xam ne bi ma ñëwee aussi dama kontaan ci moom baax ni ma accueillir muy kër goo xam ne vraiment kër gu baax lañ maa ngi yem foofu di leen ziar Mbaye balaa yow tam félicitation yaa ngi liggéey élevage maa ngi lay gis par démb Gambie ak partout daara ji élevage aussi audiovisuel ñu ngeen di félicité maa ngi leen di gis toujours ci internet bi ngeen di liggéey lii aussi lu am solo la te fi ngeen koy wasaare télévision mën ko wasaare lenn mën ko wasaare lu di yéen te du ngeen si amee dara loolu passion bi moo tax ñun sunu association aussi loolu dañu ko bàyyi xel ni ñu bàyyi xel xale yi l'année passée ña fa ñëw ñëpp di def média di def ay WhatsApp Telegram ku nekk lu bon jox nañ la dara loo xam ne da nga si jënd connexion ak sa déplacement te ren parce que yéen nañu koy yokk vraiment yëg nañu koy yokk parce que sans xale yi sans yéen ñi yor communication bi je pense que duñu dem fenn en tout cas maa ngi yem foofu di jéegoon nag ci temps bi ma jël xaw na bari trop merci président Pape Gueye maa ngi lay ziar baax kii itam ku yaru la nag waaw ku baax la ku yaru la ku jox cër nit la man def ma sax man papa la ma def maa ngi lay félicité baax di nga ñeenu aussi yàlla na ko yàlla oyofal ba fa nga bëgg a jëmee sa association xam naa ko gis naa li ngay liggéey ci communication ba gars yi man la topp gëm la foo wootee ñu wax fu ñu waree lamp poos ñu lamp poos te lamp poos nag mooy doxal association kon yéen ñi ne ci ginnaaw na ngeen lamp poos fa mu leen bëgg a yóbbu mu yóbbu leen fa box yi nekk ci gétt yi man ñoom laa gën a xam sax borom bergerie ñooy gàbb mbaar yi ñooy sang xar yi bu xar yi feebaree duñu nelaw kon li mu wax dafa am solo torop dinaa dem ci bergerie tey ba dem fa lu mat ñetti yoon wala ñeenti yoon du ma gis borom xar yi mais ñoom ñi ci la ëpp sax ay xarit comme ni ko docteur ñaa waxee di jaajëfal bu baax a baax daara ji audiovisuel incha allahu rabbi pare nan seen 4e édition bi ñu ànd ceeg cercle des éleveurs de la banlieue liggéey comme ni ñu koy defee Touba ak Louga ak fii ci Dakar ak fu ñu ko mënti defee pare nan pour liggéey ceeg cercle des éleveurs ak bépp association boo xamante ni yaa ngi ci milieu élevage bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax acca da baax nañ ko pare waaye dafa yaakaar naa ni am na beneen xar boo xamante ni dugalal nañu ko ci biir groupe bi mu rafet lool am ay mensuration Chérif da baax gis nga femelle bi macha allah tey boo ko gisee man dama yaakaaroon yeneen femelle yi ñu doon wane ñoo ko ëpp ay mensuration mais bii moo leen ëpp dayoo moo leen gën a mànde kii fan la bokk kii moom papaam ak Galaxy ñoo bokk ndey ak baay kii surtout Dieng la moom moo njëkk si famille fii elle a 8 ans 8 ans waaw moo fi gën a wér te ay doomam kenn mënu ko fi waaw ñaata porté la fi jot am fii bari porté yi moom wax dëgg yàlla bari nañ trop macha allah waaw bari na fi ay doom moom yu ci bëri dañoo am na yu fi des wala yëpp dañ ngeen kafe waaw am na yu fi des waaw am na benn femelle bu ñu fi téye muy Nogoy kooku doomam la am nañ ci moom yaakaar trop neen mooy nar a jël relève bi si côté mensuration si gétt gi xam naa ni question boobu dama koy jox Serif femelle bi am 8 ans ci bergerie bi nag ko jàngatee waaw yaakaar naa mooy lu ñuy wax ci moom rek ci njàmbaarteem ci liggéey bi gis nañ ni gérant la boo xam ni c'est un jeune boo xam ni ku mën entretenir xar la sànq ba ñu accès rek maa ngi koy wax ci Roi Arthur parce que man xar dama lay xool surtout mal sa saxu tànk sa tànk yi derrière yi daf may yitteel gis naa ni Roi Arthur tànk derrière am yi dafa ne sadd taxaw mu leer ma ni xar bu am toppatoo la mais surtout longévité femelle bi lan mooy secret bi lan mooy toppatoo bi waaw tey su ma la ko doon laaj lan nga xalaat ni moo waral tey
femelle bi dund ba 8 ans macha allah yàlla na wéy. waaw amin waa xar yi dañoo nekk loo xam ne tey seen wàllu alimentation dama koy gérer ba nga xam duñ jël graisse ku ci commencé jël graisse dama lay isolé ñoom ñi suñ tëboo ba confirmé dama leen di ber ba ñu am 3 mois et demi ñu doo commencé mosoon tuuti si repas bi mais du ma ñëw rek xëpp leen ko noonu dañuy mos tuuti ba ñuy jur ba pare buñ juree nag commencé lekk normal ba buñ tëbuwaatee la même chose ngooñ bi moo ëpp seen alimentation en plus ñoom femelles yi feebar rek moo leen di booleeg injection piqûre wala ñu jur suñ juree la ñuy jël ay injection mais duñ leen topp di leen piqûre tout le temps non non vitamines yi ci bëri ak calcium yi ci bëri oral lañ koy def benn 5 jours par mois jeex na waaw. expérience boobu na nga koo tarbiyu comme ni nga yàggee ci xar yi wala docteur vétérinaire moo la ko jox yooyu consigne. waaw yu ci bëri dama ko tarbiyu waaw yenn yi tamit yenn consigne yi la su ma amee lu ma jaaxal soit d'habitude damay woo booy wala ma woo Etienne mu wax ma defal lii wala lii ma def ko ba pare garder ko en mémoire su ma amatee problème boobu ma def loolu waaw. mais saa boo ko defee di nga ci gis réussir. waaw saa bu ma ko defee moom gis résultat moom macha allah waaw. Pape Thiam gis nga femelle bi macha allah nee na am na 8 ans yàlla na yàgg am yeneen i at yu topp ci moom ban question nga koy posé. waaw question bi tontu na ko ndax femelle moom bañ koy wax entretien bi tuuti da ciy am solo parce que boo xoolee femelle bi xam ne am na entretien bu baax ndax ndéem am na dayo aussi tamit ak âge am bi gisoo tànk derrière yi wàcc gisoo tànk devant yi wàcc nga xam ne am na entretien bu baax waaw loolu moom amuma benn question xanaa di ko ci féliciter rek ci côté entretien bi. ay cornu macha allah rafet na moom tamit ba tey mu ngi ci mànd yi femelle boobu mooy kan. femelle boobu mooy Mariama papaam doomu kii la Ballon d'Or yaay ji surtout nation la waaw moom ba mu ñëwee ci bergerie bi commencement bi doom yi dañ leen doon ñàkk ko waa day jur doom mu daanu premier juróom dafa jur doom mbote maru ko deuxième bi mu jur benn bi tamit maru ko benn bi tànk bi dem xam nga après nag ñu amoon doom mooy sa waat boo xam ne ba mu njëkk a tëb mu jur ñaari maal yu yéeme ay mbote si guddi gi ba may ñibbi période boobu Issa nekk fi dafa voyagé ba may ñibbi maa ngi fi bàyyi mbote yi nice mu xëy suba nag xam femelle bu amul expérience mu tëdd si mbote yi mu ñëw fekk mbote yi daanu mu nekkoon lu ma metti bi élevage bi càmb gi ak loolu moo ànd comme que nit ñi sax dañuy xëy di dee saa nu ma laa xar yi xam nga léegi nag doomu mooy sa waat bi feebar ñu koy defloo dernier tour ba mu defee dernier tour bi balaa xar yi di confirmer sax dañ ko tëral xam nga ñaan yàlla xar yi jàpp ñu dem sectoriel ba ñëw xar yi def répétawaat ñu école ñu jàpp xar bi ba muy jur période boobu 3 jours avant ak 3 jours après dañ fi doon fanaan ndax li mu tëbbi daf ñu amal solo. moom Mariama mi. waaw tëbbi daf ñu amal solo. nii la mën a mel Mariama moom laa faral. ndax maal bi daanu na te wóoratul ñu amati pédigré maal bi ñu amaat ko feneen. yàlla na barkeel ndax man sama soxna Mariama la tudd bis ni ki tey faral naa Mariama mii. amiin ndax Mariama bi soxna Issa lañ ko tuddee. ah kon man ak Issa ñoom ñoo far. macha allah yàlla na barkeel tey Mariama fi mu bokk yëpp ak ni mu mel ak histoire bi nga fi expliqué fi nga jaar ak Mariama waaye du ñu jugee ci Mariama dañuy xool beneen xar boo xamante ni macha allah dafa rafet trop wala ma delloo kàddu gi Chérif naka nga gisee Mariama. waaw macha allah bon gis nañ ni Mariama mi femelle la boo xam ni femelle bu am dayo la femelle bu am kees la tey gis naa ni. ñoom dañuy liggéey ci dayo man foofu dama fa am question pourquoi dayo bi toujours muy ñëw gis nañ ko ci mâle yi gis ko ci femelle yi ba ci mbota yi sax di juddu da ngay gis ni ay dayo yu exceptionnel la ñuy yore loolu lu waral loolu liggéey la boo xam ne ci croisement bi la walla liggéey la boo xam ni ci toppatoo bi la. waaw question de macération yooyu dayo yi sang bi croisement bi am na ci solo. mais toppatoo bi tamit da koy mottali ndax xar tamit lu mu am sang ligne deret bu baax pour rëy su rëy nekk si moom te toppatoo bi jaaru yoon tamit ni nga bëgg mu toll du ko toll xar am na lu muy am ba pare day am déjà liñ naan attire ñu bëri yaakaar ne lekk bi la avant lekk bi y a des prédispositions génétiques yoo xam ne moo nekk si xar bi ba pare xont bi ñëw génnee loolu xar bi dafa am suivi régime spécial moom régime moom spécial la xar yi tamit femelle yi élevage ñun dañ cee taamu xar bu rëy
man favoriser wu ma ay xar yoo xam dañuy am hauteur ay gazelle femelle gazelle yi jur la lañ fi jur fi maal yi fi nekk toj yëpp doon ay seen yaay ay ngan di femelle la ñuy doon te léegi loolu dafa manqué ci élevage bi. dafay mel ni feeñ na ci Arthur ndax maamam ni mu mel. waaw Arthur da cee feeñ. ndax li ko séq yëpp dañoo rëy. moo tax ngand rek la mën a def macha allah. posal sa loxo foofu ñu daal di dugg ci beneen xar bi ndax dina ñëw ci Arthur ndax maamam moom sama femelle la woon dama ko daan dem di ko seeti fële ca Ndar kon na nga doon defal Baxdaad doon naa ko defal femelle boobu waaye tëng bu weex bi wala espoir bi ñu duggal ci biir groupe bi fan la bokk. kii papam doom mooy sa wàdd la moom moo nekk xar doomu Mariama yi ma la doon wax dañ doon fanaan si gétt gi pour mbañ mbota yi seen yaay tëdd seen kaw ba ñuy mun a dawal seen bopp moom si jumelle la am na seex waaw moom yaayam Batlin la ak nation moom fii si gétt gi la juddoo. moom ci gétt gi la juddoo mais jurógu fi. moom dafa juróon temps doom yi daanu waaw. macha allah Chérif gis nga li nga xam ne mooy doomu may sa wàdd boobu. waaw gis naa ko mooy li may wax sànq rek toujours dayo bi day ñëwaat beauté bi day ñëwaat donc may sa wàdd moom yaakaar naa ni ndaanaan la ci élevage kenn doot ko présenté mais tey may ñëwaat foofu parce que tey lii di toujours gestion bergerie bi laay ñëwaat ak yow parce que kii soo ko xoolee maanaam femelle bu am dayo la mais tey kii di bergerie bii di bergerie Modou Mballo Seck seeni croisement tëng yi ban âge la ñuy tëboog xeetu croisement yi ak tey croisement yi kan moo koy décider yow yaa koy décider da nga siy diisoog Issa xeetu croisement yi daal noo koy def ba mën kaa aboutir. si wàllu croisement beeg xont bi waaw dane ma xar yi yàlla njor ba léegi xoolal looy def rek man l'essentiel leen laa gérer xont bi jeex na mu jënd ko wala garab bii laa soxla mu dem jënd ko mu ne li des jox naa la confiance bàyyi naa ko sa loxo xar yi dama leen téye comme sama xaru bopp dama leen jàppe sama xaru bopp ni may jàppee xar yi sax jàpp tey su ma woon xar xëy na yenn coono yoo xam ne tey bu dee sa xar la di nga tëdd am wala foo féetee nga ne garaawul bàyyi mu bàyyi ba après. lan moo tax loolu. ma xam nga tey des fois mun nga yor sa alal xam nga mais bu dee alalu jàmm sa alal mun nga xaw a bàyyi tuuti yenn yi mu jàll mais bu dee alal boo xam dañ la ko dénk tey dénkaane dafa foor buñ la ko dénkee te instant bi jamono ji xaalis jafe na loolu am te moom mu ngi def effort di génnee ay somme yu colossal ñu koy def si xar yi tey soo naree xalaat leen sax des fois damay manqué temps sax mais damay obligé même su ma feebaree sax damay ñëw xool su ma mënul def dara sax damay ñëw xool xar yi ba xam même rythme lañ leen téewee xam nga moo tax même wàllu croisement yi man maay décider di croiser xar yi croisement yi man maay croiser xar yi waaw te wàllu dayoo ñun dañ ciy insister ndax instant bi xar yu rëy dañoo manqué gazelle yi lañ gën a favoriser pour le moment te man Congo su ma sañoon su ma maay décider auto rek LCS ñooy tolloo point yeneen ñi ñu tibb ko dox ko TP waaw. macha allah yaa ngi naan gazelle yi dañu bari mais dañu la dugal benn tëng moom dafa mu nuroog gazelle de wala bii dafa porteegul wala xale la moo tax. kii mooy Khadija elle a 7 mois moom si gazelle yi la bokk waaw mais bu ñëwee fii tamit dañ koy mottali am na lu muy joxe moom fii tamit am na lu ñu koy dolli lu bari. maanaam da ngeen koy yokk. dañ koy yokk. ci nan ngeen koy yokkee. maanaam dinañ ko yokk doole dinañ ko yokk LCS bu baax incha allah. ci ban façon ngeen koy yokkoo doole ndax yow da baax am nga fit de fekk benn femelle boo xamante ni gazelle la nga ne bu ñëwee dañ koy yokk doole. waaw loolu boo gisee ma sañ kaa wax parce que dañoo liggéey macération yooyu ma la wax dañ ko koy yokk dañ ko liggéey ba tee ko ba mu taxaw fi bu mu dëggu si gétt gi sax fi sàpp. kan ngeen koy booleel kon. na xar bi nekkul xar bu may booleeg Arthur Ama laa koy booleel. Ama nga koy booleel. waaw mais dañuy gis ne Ama est-ce que dayoo ba mi nga fa. Ama déggoo ma de incha allah bu ko fi yàlla bàyyee papa ji du ko mun fan nga ko teg. ndax man gis naa papa ji sama loxo la juddoo Ama sama loxo la juddoo Ama maa jënd yaayam papa ji maa jënd ji yaayam te yaayam lu mu yor si côté deret bi dafa jaxasoo foofu yaay dañoo jël Saalum boole ko ak doomu Bosco bu jigéen mu jur benn famille bu naan Khadija ñu teg ko si doomu candee la boo xam ne yaay ji madame Bitar la
xam nga nan la ñuy def damay jox caatu daara ji audiovisuel ñu pause ci yaay ama dinañ ci ñëwaat Pape Thiam gis nga tëng bi macha allah rafet na mais ci gazelle yi la bokk mais nee na bu ñëwee fii dañu koy yokk nan nga jàngatee ki nga xam ne mooy tëng boobu mu dugal. waaw macha allah Mbaye boo xoolee tëng bi ci âge bi mu am mu ne il a 7 mois ngay gis ne taxawaay bi baax na surtout auteur bi ak LCS bi te loolu su ko waxee man dama koy gëm parce que moom mi ngi liggéey si benn base muy base boo xamante ni base bu am solo la te Seydou wax na ko muy doole bi te doole bi bu ci liggéeyee tey ba doole bi dëgg ci moom rek pour mu transférer ko ci femelle extérieure rek loolu mën na ko yomb quoi te ñu ngi ko ci encouragé ci loolu macha allah. waaye tey jii da nga ma fàttee wax tëng bi fan la bokk gazelle bi. gazelle bi yaayam mooy Linguère doomu Grand Rane bi jëloon 3e agnelle moom lañ. Linguère bu Sidaat. waaw Linguère bu Sidaat papa ji mooy Xelkom Jaaga kii Sidaat moo ma ko jox waaw d'ailleurs sax jox na ma beneen jeune mâle boo xam ne pour après moom it doomu attir yu jigéen yi nga xam ne ama mun leen tëb moom laa leen couragé muy Petit Rane waaw. macha allah yaakaar naa ni moom ci kooku la ñuy posé ak partenaires yi nga xam ne ànd ñoom ku ci mel ni Ndaw et frère muy bergerie Sidi Ndaw Souleymane bergerie Aji Mbène Gueye ca Louga ak Talla Ndiaye moom mi nga xam ne mu ngi dëkk ca Touba ak ki nga xam ne mooy waa samo di élevage ñoom ñi nga xam ne bokk nañ ci partenaires yi daara ji audiovisuel ak ki nga xam ne mooy Mamor borom atomique ñooñu ñooy partenaires yi nga xam ne ànd nañoo ak daara ji élevage daara ji audiovisuel ak bépp réseaux sociaux boo xamante ni ñu ngi ñuy may opportunité ñu jàllale sunu liggéey foofu ci kanam tuuti bay balaay ak waa daara ji audiovisuel. Gone ki bu ne bul amul dara bu ne bul bawul dara bu ne bul daara ji audiovisuel ba faw. macha allah. waaw Pape. waaw Pape ñoo ngi lay ziar. ñii delloo ziar. Pape loo wax nga ni. ma di daara ji élevage. waaw. kër gu ñuy riir. ne ñu nga lay defal foire. wala ñu ngi waxtaan ak yow. waat naa ko ci yàlla doo nelaw. déet waay. Gone ki bu ne bul amul dara bu ne bul bawul dara bu ne bul noonu tàccu leen ko may leen ko loxo Roi Artine mu ngi noonu doomu Baxdaat baa ngoogu champion 3e édition foire cercle des éleveurs de la banlieue moo jëloon première ca catégorie espoir moom mi nga xam ne mooy Roi Artine boobaak léegi def na 1 an catégorie espoir la woon mais moment bi ku ko gis di nga xam ni macha allah kii doonatul espoir Pa Ousmane naka nga gisee Roi Artine. waaw Mbaye balaay rek xanaa yéemu lool ci Roi Artine macha allah boo ko gisee rek da ngay gis LCS ba day naa dung macha allah nga xam nag mu nekk xar bu am gabari nga xam ne tey li ñu gën a jàngat sànq ba léegi ñu duñu bamtu di ko wax xar yi léegi dañoo felt xar yi léegi amatuñu kattan amatuñu dayoo. man Pa Ousmane buy càmbaar xar yi buy wax ci ñoom damay bég moo tax du ma bëgg Pa Ousmane naka nga jàngale ki nga xam ne mooy Roi Artine. waaw dafa am ay maam moo xamante nga xam ne loolu lu mu dond la ci ay maamam ndax tey heure boo demee rek nga jàll ca ado ba da ngay gis ne dafa am loo xamante ne liggéey na ko liggéey bu rëy ca biir Touba. kon tey nga xam ne wax dëgg yàlla da ngay dellu ca Bagdad moomule nga xam ne baayam di Taysiir ndaanaan la wante nga xam nag ki nga xamante ne mooy yaayu Bagdad nekk sët ci ki nga xamante ne mooy Biram Njéemé kon LCS ak doole dafay am dafay dëggu. sa dëgg-dëgg Alaaji Mansour Mbaye. bu ko defee rek nga xam ne loolu bu xësee ba dëggu foofu Bagdad ñëw nga jël ko jox ko sëti Sachelon tey boo waxee Sachelon sa xel dana dem ca Papis moomule sa xel dem ci buur moomule sa xel dem ci xar yu bari bari tey boo leen di tudd fii nga xam ne buur moo leen jur buur moomu nga xamante ne nag moom ak ki nga xamante ne mooy Kabila bi nga xamante ne moo nekkoon ci abukan ñoo bokk seen benn yaay soxna Ana Ndiaye moo leen jur kon nga gis ne xar bi tey booy càmbar ci maamam ci côté góor ak jigéen ci LCS ak dayo ak doole moom moo ko séq waaye tàccu leen lii waaye ambiance doole moo ko séq Pa Ousmane moom mi nga xam ne mooy Roi Artine. moo waral nag mu ñëw espoir am lu mu wane ci melokaanam
ñamu nekkoon si ay wetam yëpp da leen faxas puus tey li ma ngi koy doog a gis wax dëgg yàlla maa ngi koy doog a gis mais li ma gis ci moom yéem na ma te dabaax nee na xar bi wàcc na dafa feebaroon. nañ ko bàyyi xel ndax xar day équilibré du ne da ngay njool ca kaw yaa sut ñëpp tax na da ngay jël mbir mi nekkul foofu mais fenn fu nekk faw nga am fa point ci TP ci LCS ci doole yax faw nga def ko te mën a produire tamit ñu gis ne wax dëgg yàlla Arthur mu ngi koy def macha allah. surtout mu ngi jur lu rafet Pa Ousmane bi nga gisee ay production am naka nga jàngatee li muy jur. waa jàngat bi le fait que ñoom dabaax ak Issa teel a détecté mbir moom ñu ngi koy gën a améliorer pour gën a am loo xamante ne dañ koy dolli ci moom mu dëggu ci moom bëgg nañ LCS bi gën a dëggu ci moom doole bi gën a dëggu ci moom ndax xar yi comme ni ma ko waxee amatuñu kattan amatuñu doole moo tax tey da ngay gis xar boo yëpp poids te giiram bokkul ci giiru poids après foire da ngay gis day wàcc. en tant que expert lan ngay digal Issa. xanaa mu gën a dëggal li nga xamante ne mooy wetam bi bu ko dara dagal li jëm ci hauteur mu góorgóorlu ci bu baax li jëm ci doole TP mu gën ci góorgóorlu bu ko defee day téye càmm gi. tàccu leen lee Alaaji Mansour Mbaye moom mi nga xam ne Pa Ousmane lañ koy wax di expert ci milieu càmm gi roi Arthur mu ngi ni Issa ñëwal gars yi tàccu leen lii rafet na lii nice na roi Arthur mu ngi nii sëtu nation baa ngi nii kii mooy roi Arthur mooy xar bi nga xam ne moo jëloon première ci foire bi nga xam ne waa cercle des éleveurs de la banlieue doon nañ ko def fii ci seen 3e édition mu jëloon ca catégorie espoir première nee naa jël première yomb na de waaye ñëw ci foire te ku ñëw ci sa box xam ni boo génnee dóor gars yi ndax maturation ndax LCS ndax TP bu rafet ndax beauté waaye moom mi nga xam ne mooy roi Arthur yamu ci de dafa jóge foofu ñëw fii ci bergerie bi di fi jur lu rafet xar day jur xar bu amee maam am nday am baay waaye day jural loo xamante ni mooy jëmale càmm gi kanam tàccu leen ko bu baax a baax moom mi nga xam ne mooy roi Arthur grand Abdou Fall loo ciy wax. waaw Baye Balaye li may wax mooy alhamdulilah rabbil alamin rek yàlla yàlla defal cat waaw roi Arthur bi ngay gis nii ñun ñoo juddulu yi maamam parce que ñun ñoo jël Nations Unies ci Moussa Yade def ay sélection tëng jël Mimi Touré ci jënd ko ci VSA ci 2 millions CFA yóbbu ko Xaana Njoobeen te ko ci Nations Unies mu def femelle boobu mu def benn loo bu jaay Cheikh Diagne mais yaayam rek gën caa ràññee ko macha allah Cheikh Diagne xam ne kii champion la mu jël ko dem jëli Taysir kubal leen mu jël Baxdaad pape kii. tàcc leen loolu waaye ko mooy sëtu Baxdaad bi. kii nag descendance am njuddu ju réew la parce que damay dem ca Galoya man damay déparé ci Birahim ak maire bi parce que dañu jël Birahim jox ko maire bi mu jur ñaari xar Bosco Yamadou ak Xawa abukan tee Xawa daal koy teg ci Biram Jéeme mu génn Jayna mu jël Jayna teg ko ci Wadara mu jur Aïcha mu jël Aïcha teg ko ci Boy Séeréer mu jur Ado mu jël Ado boole ko Jayna jaay ko sëñ Moutala Mbacke bu sëñ Bara Fallou yóbbu ko Touba muy sët ak maam sëñ Moutala téye ko jël Jayna ak Ado kubal leen mu génne Taysir Cheikh Diagne jël ko yóbbu ko Kër Massar. Taysir moomu Pablo sama xarit moo ko joxoon Cheikh Diagne. waaw mu kubale leen mu jur yaay kii. mu jur papa yi xar bi. tàccu leen loolu nee naa li duuf ci nag yëpp xajul ci cin li xaj na ci nag waaye bu ñu naree def soobaat boo moytul mu daal di xooñ te bu xooñee kenn du ko lekk kon sama gars yi roi Arthur a ngi nekk ci bergerie waa kër Modou Mballo Seck fii ci Pikine bergerie bi nag man dama naan bergerie éleveur yëpp la ndax affaire yu pikinité la ndax Pikine boo fi ñëwee nen bi dañ ko omelette de dañ koy mayonnaise ñëpp càpp ndax ay doomu Pikine lan Dominique gii la ñu juddoo te Dominique ku fi juddoo foog nga ñime foog nga gëm li ngay def moo tax it numéro téléphone bi nga xam ne mooy numéro téléphone lu Dabakh ku ko soxla pour bëgg a ñëw ci bergerie bi boo ko woowee ci 77 16 421 76 95 77 421 76 95 loolu mooy numéro Dabakh boo fi ñëwee boo ko woowee dina la tegtal ba nga yegg si kër gi waa daara ji audiovisuel la ak bergerie bi nga xam ne mooy waa kër Modou Mballo Seck di liggéey bu am solo daara ji audiovisuel nag ba mu juddoo ndaam yàggul sortie yi ñu fi def bu ñu ko limee matul 7 waaye bu du ñu fàtte suñuy partenariat biñ ci njëkk lim mu ngi doon waa Samadi élevage ñoom suñuy partenaire lan boo xamante ni man na maa wax ni dafa dëggu te ñu fonk ko lool waa Samadi fekki fan dinañ ñu gis lii ñu def fii ñu def ko foofu te Samadi élevage
waaye bu ñu fa jógee dañuy dem fi nga xam ne mooy Mamor borom atomique sunu partenaire la waaye sunu grand bi nga xam ne duñu ko fàtte mooy Pam Ndaw borom ñaari guy borom avenir borom Merlin Pam Ndaw ca Thiès duñu ko fàtte sunu partenaire la Souleymane Sarr borom bergerie Adja Mben Gay nekk ca Louga duñu ko fàtte waaye duñu fàtte ki nga xam ne mooy sunu xarit mooy sunu doomu ndey di Taala Njaay ca Touba duñu ko fàtte sunu partenaire la ñu liggéey fa liggéey bu am solo fële ca Touba waaye bu ñu jugee foofu ñu ngi fii tey ci waa kër Modou Mballo Seck fii ci Pikine sunu partenaire la ñuy fas yéene fee def liggéey bu am solo tàmbalee ko ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilah dañuy wax ni xol bu sedd doy nag ñaan li ñu fay ñaan mooy yàlla na fi jàmm sax yàlla bu seytaane dox seen diggante ndax ñaar ñu bokk bëgg-bëgg la ñaar ñu bokk vision kenn ku ci nekk jox sa morom cër kon li fi nekk yàlla na barkeel Issa lan ngay tàggatoo mbokki éleveurs yi. maa ngi sant bisimilah rahmaani rahiim maa ngi sant sama mbokku éleveurs yëpp di sant dama wax sax sama mbokku éleveurs damay wax sama frère parce que ñi fi teew ñëpp samay frère lañ waaw maa ngi leen di sant tamit Lamine suma xarit la ndax dëgg fa yàlla affaire yi sonn na ci jàpp na ci di sant tamit soxna yi di sant waa kër gi yëpp di sant sama grand bi xam nga aw ma fayam di sant tamit da baax mi xam te ne tey dañ seex liggéey bi am man mbay bàyyiwuma kenn ñoom papa Amadou Fall Pap Maxa damay lim ñëpp waaw bàyyiwuma kenn yéen tamit seen liggéey bi rafet na macha allah waa daara ji audiovisuel dañ leen di ñaanal yàlla rek comme ni ma koy ñaanee saa su ne liggéey bi dem ba nekk télé waxuma la sax chaque at mais damay bëgg chaque 6 mois bu soobee suuf ñu defandoo fii émission man at yéen yàlla mën na ko yàlla def si barke Seydina Mohamed di leen ñaanal tamit yéen li ngeen bëgg yéen ko xam seen àdduna yàlla leen ko yàlla defal parce que ñun amuñu seen fay bu ñu leen doon jox milliard mënuñu leen fay li ngeen ñu defal teranga la kon yaa teranga ko yàlla suñu moom dool jox leen ko dooli leen ko bu yus leen waaw maa ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye tamit ci partenaires yi bu ñu fàttee bergerie Ndaw et frère bergerie Sidi Ndaw ca Maris avant ñuy dem Touba fa lañ nekkoon yendu fa sunu grand Sidi Ndaw ñu liggéey fa liggéey bu am solo moom ci partenaires yi la Issa mi bis ni ki tey ci partenaires yi la ndax teral nañu daara ji audiovisuel damay wax ni xar moo ñu ñor dañuy liggéeyal élevage moo taxit ku ñu mënti soxla fu ñu mënti ne bu ñu élevage soxlee duñu xool ba xam taw na duñu xool ba xam naaj na duñu xool ba xam ne guddi na duñu xool ba xam bëccëg la équipe la boo xamante ni dañu sélectionné te macha allah kenn ku ci nekk ñi ñuy sélectionné man mii ñuy gis ñuy wax maa ci gën a tuut xam-xam man mii ñuy gis ñuy wax maa ci gën a néew lu may liggéey ñi ci ginnaaw ñoo ëpp lu ñuy liggéey ñi ci ginnaaw la ñuy def man defuma ko kon nga xam ni équipe la boo xamante ni man Mbaye Balaye maa ci gën a néew xam-xam kon ni ma leen ko présenté woon Pa Ousmane mu ngi ci biir ki nga xam ne mooy Mass Ndoye ñu naa ko Mass Koki mu ngi ci biir ki nga xam ne mooy Serif Sané mu ngi ci biir Baydi Ñanoor mu ngi ci biir Pape Thiam mu ngi ci biir sëñ Abo Mbacke mu ngi ci biir Xaasum mu ngi ci biir ak ki nga xam ne mooy Serif Mbodj Cristiano Ronaldo mu ngi ci biir waaye sama gars yi ñu ngi leen di tàggu ba beneen yoon bu fekkee ni def nañ fi loo xamante ni waruñu koo def ñu ngi jéggalu bu fekkee loo xamante ni wax nañ fi loo xamante ni du yoon noonu lañ ko bëggee woon du sunu xam-xam du sunu man-man yàlla sunu borom moo ko mottali di leen jox rendez-vous beneen sortie ak daara ji audiovisuel gars yi kenn bu ko manqué bu ko kenn manqué mais nag ñu ngi jaajëfal réseau yëpp borom telegram yi borom groupe whatsapp yi du wax ni lépp ñëpp ku ko fekk ca nga taw géewu waxkat bu ko fekk am nga cëb cër ñun ñooy jàllale message élevage kon ñun ñëpp ñoo bokk vision képp ku may daara ji audiovisuel temps d'antenne ci sa groupe whatsapp wala ci sa telegram ñu ngi lay jaajëfal te xam ni esprit bi benn la muy élevage jëm ca kanam vive élevage sama gars yi ba beneen yoon. Gone ki pune bul a amul dara pune bul ba amul dara pune bul